salaamaaleykum gars yi ñu ngi ziare ñëpp ak ziare ñëpp di bëggee ñëpp am leen ni ziar ixtiraam ziar bi gën a sell ci ziar yi di leen wax yéen ñëpp fi ngeen toog asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen seet di leen nemmeeku di leen remercier ci nemmeeku yi ngeen ñi nemmeeku di leen remercier ci vraiment suggestion yi proposition yi tout et cetera c'était juste que ni dama bëggoon def benn vidéo benn short vidéo rien à voir ak live yi ñuy def rien à voir ak live yi nga xam ne moom war a continuer di def au niveau de Petro-Tim pour gën a permettre nit ñi ñuy conscientiser seen bopp looloo am solo conscientiser seen bopp les permettre aux gens de se conscientiser parce que c'est très prétentieux ñu ne ñun ñooy conscientiser nit ñi mais jox leen au moins les informations parce que dafa am lu paradoxal DG SONES bi dafa génn di jéem a assurer di jéem a dalal nit ñi ci ndox bi nga xam ni moom la ñuy servir actuellement SONES ñëpp xam na ni place bi mu toog santam rek ko waral loolu jarul sax ñu ciy nekk di tardé mais muy gëmloo nit ñi ne ndox bi nga xam ni ñu ngi koy servir actuellement nga xam ne dafa ñuul mu ne fer la yii dafa xonk ba pare di xeeñ mën nañ koo naan mën nañ koo utiliser dara nekku ci te moom wóor na ma këram boo fa demee tey ji doo fa fekk ndox moomu mu koy naan wala mu koy utiliser du ko sax sangoo boo deful ndànk du ko sax je veux dire arroser ay fleur am boobu deful ndànk so léegi li ci nekk mooy nit ñi dañuy toog ba 3 heures du matin war a jug dem uti ji ndox boobu ñuy am buñ ko amee ba pare ndox mi dafay xeeñ posé nañ fi débat bi ak machine bi nga xam moom la Bill Gates samp croisement Cambérène ñu koy woowee Poboda biñ ci defee débat indi ci wax ci fii ñu ne Baba Aïdara au niveau de Petro-Tim ñu ne ñu non ndox moom dañ koy def uniquement pour maraîchage ci benn zone boo xam ni foofu moom jarul sax da ngay wàqi foofu ay ni ñuy woowee salaan da ngay wàqi rek parce que côté boobu la dexu meew nekkoon pour gars yi xam da ngay wàqi rek jot ndox mi ñooñu soxla woon ndoxu maraîchage boobu ndox moom la ñuy jël actuellement ni ñun dañuy traité comme ay cobaye dañuy traité comme ñoo xam ni comme médecin yi buñ préparé seen benn garab war koo essayer ci nit ñi war ko essayer ci ay jinax ak yooyu léegi ñun actuellement dafa mel ni genre cobaye parce que ndox moom lañ ñuy jox ci dëkk boo xam ni nappe phréatique bi dafa sori kaw dafa jege kaw ba nga xam ni tey jii buñ delluwaatoon ci forage yi fa nekkoon autant ay Pikine Thiaroye Yëmbal ay Benn Baraak ay Ñetti Mbaar fépp forage la woon danoo defoon benn li ñuy wooyee une pierre deux coups mooy forage bi parce que forage fu mu nekk day gën a wàccee niveau nappe phréatique bi inondation amul woon Thiaroye inondation amul woon ci banlieue bi parce que forage yi ñu ngi doon dox loolu la forage di jariñ déjà dina la wàcceel niveau nappe phréatique bi ba pare indil la ndox boo xam ne da nga koy mën a consommer parce que suuf yàlla dafa def ni moo gën ci filtre yu lu nit mën a créer suuf moo ko dàq filtre ndox mais dafa mel ni suñu dirigeants yi xam nañ ko mais bugguñu koo def dañuy topp li nga xam ni moom la leen ni dicté pour ñu koy def parce que gis nañ barki démb ñu ngi tijji kër Momar Sarr 3 ak grande pompe woo nit ñi fii inauguration pour poser première pierre naan ñu ay d'ici 25 Dakar dina am ndox en abondance mais d'ici 2025 nan la ñu war a def danoo war a continuer di dund ci lii danoo war a continuer di ñu jox Poboda danoo war a continuer di nelaw ba 3 heures du matin ñu yeew uti ji ndox après ndox mi war a salté war a xëy ñu war koo consommer mais dafa mel à la fin léegi ñun la le problème du ñu ñuy gouverner le problème ñun population bi parce que magum jëmm lu mu nangu buñ ko tegee dafa dagan ñi nga xam ñoom ñooy ñëw tey jii di leen dig ay PSE horizon 2035 di leen dig ay ndox en abondance horizon 2025 ñoom ñooy ñëw bu subaa jënd leen comme ay xar parce que dañuy jëm élection ñu ñëw jox la t-shirt jox la 5000 francs ñëw jox la benn chandise boo xam fi nga yend bu heure añ jotee nga coob ko nga jël sa carte joxaat leen ko après war a continuer waat di galère ñoom ñu nekk ci di leen neex pour à la fin ñun ñooy problème bi c'est pas eux parce que ñoom depuis boobu ba ñoom ñooy ñëw ci ñun di ñu wax ne ñun lii leen bëgg a def ak lii ak lii ak lii ñu ñëw valider leen ko parce que ñun leen di voter ñun population bi lan lañ bëgg ban façon dirigeant lañu bëgg parce que nit kuy ñëw ci yow naan la jox ma rek kooku bu ko jox yonent bi moo jàngal nañu ko boo ko joxee du def dara lu baax ñun kañ la ñuy jug def changement de paradigme bi tax ñuy wax mooy jël suñu idée jël suñu benn contrat jël suñu benn routine jël suñu benn
suñu benn yoon ne ñun lii la ñu bëgg dem jëli ji dirigeant boo xam dañ ko koy jox moom mu defal di koy appliquer mais politique bi ci ñun lay jugee c'est que ñun à la fin ñun la parce que ñun ñoo ko nangu. Il faut que ñu jël suñuy responsabilité déjà ñu ngi jëm ci horizon 2035 jëm ci horizon 2035 subhanallah ñu ngi jëm ci horizon 2019 échéance présidentielle waa Union européenne ñu ngi ñëw allemand yi plus précisément ñu ngi ñëw doon auditer fichier bi acté nañ ko validé nañ ko ñu naan baax na ci fichier boo xam ñi ko war a composer les composants mooy ñun si population bi mais la majeure partie jotuñu seen carte. bien vrai que ne am na yu nekk préfecture nit ñi war noo jug dem jëli ji seen carte bu leen bàyyi ba dernier moment ngeen jug di buuxante ji mais la majeure partie jotuñu seen carte la majeure partie bokkuñu ci liste bi bokkuñu ci liste yi mais booy yi nga xam ne danoo war a am 18 ans le jour du vote mais danoo am droit ñu enrôler leen ñu am carte pour voter léegi ñooñu d'ici 2010 fii ak 1 an bu ñu tijjeewaatee affaire bi ñu ngi ko tëj dañ ko war a tijji pour sénégalais yi mën a inscrire duñu bàyyi ba dernier moment ngeen tijji ko nga xam ne léegi day nekk problème mu temps. ñu naan non temps moo amul booy yi war am 18 ans jour du vote mais ñooñu dañoo am droit ñu enrôler leen léegi nan la ñuy mën a acté nan la ñuy mën a valider fichier boo xam ne ñi ko war a composer jotagul éléments yi ko war a composer jotagul seen i carte donc dañuy pare nañ loolu dañuy jël résultat yi jox Macky Sall mu teg ci taabalam 2019 bu ñu defoon ndànk day ñëw jàllale ko comme lettre à la poste c'est que loolu moo garaaw. Sénégalais yi ñu teg noonu la lu ñu teg ñu nangu ko boo waxee ñu ne non bàyyi leen ko ni déjà affaire contrat yi nga xam ne Macky Sall dem na signé ji ko en Mauritanie wax nañ ko fii ba tey contrat pétrolier yi déjà ni joxe licence yi baaxul ñu ko joxee baaxul parce que danoo jalgati yoon bi mais léegi ñu ngi dem di signé ji ay contrat yoo xam ne sénégalais yi mënuñu cee teg seen bët et pourtant danoo voté woon ay référendum ne wii. li nga xam ne mooy ressource naturelle sénégalais dañoo am ci droit de regard contrat mënuñu koo gis ba tey jii may wax yow ban contrat lañ ñu mës a jox amul benn contrat mi ngi dem di signé ay accord bilatéral yoo xam ni sénégalais yi xamuñu ci fan la ko signé ko ci benn moment boo xam ne tension moo am diggante Sénégal ak Mauritanie ndax ñu ngi doon rey booy yi nga xam ni danoo jël seen géej dem jox ko multinationales yi ñu napp fa ba sénégalais amatu luy napp ñuy jéggi di dem Mauritanie ci tension boobu lañ dem signé ji contrat yi pour lan indi paix indi jàmm ok jàmm lañu bëgg mais mënuñoo chaque fois bu ñu demee rek ñun ñooy perte c'est que loolu moo garaaw à la fin dafa mel ni ñun ñoo mérité liñ ñuy teg te boo ko waxee ñu naan la non ay PSE mooy lan PSE mooy lan c'est que dëkk bi il faut ñuy waxante dëgg. il faut ñuy waxante dëgg rapport de force bi tey jii ci population bi la war a nekk population bi danoo war a mën a am taxaw di dicter di wax ñoom ban façon politique la ñu bëgg ban façon njiit la ñu bëgg pas njiit yi ñëw di leen naan jox leen ma ñun ñoo war a jug tànnal suñu bopp ni kii leen bëgg ne ko am demal yoral ñu parce que boobaa kooku da ngay am droit ci moom da ngay am droit de regard surtout ci moom parce que buñ compté ci assemblée bi yaa que des moutons là-bas ay wii la ñuy wax donc il faut que ñu xam ñun sénégalais exactement la lañ bëgg parce que ñii seen bopp moo leen intéressé te li gën a garaaw mooy ñi nga xam ni ñoom la ñu def suñuy référence muy suñuy sëriñ suñuy marabu nga xam ñoom ñoo ñu war a toogal ñoom ñoo ñu war a àggal ñoom ñoo war a yeggal suñu mbébét ñoom ñoo war a yeggal suñu ñaxtu foo xam mënuñu fa yegg mais ñooñu ils sont en phase avec pouvoir bi li muy def dañ cee ànd ak moom gis ci seen bopp oligarchie boobu commencé wul du élite bi du politicien kese politicien yeeg sëriñ seeg ñoom ñëpp ci leen biir la majeure partie. barki démb boo leen seetloo sëñ Moustapha Sy Djamil dafa génn mooy vidéo bi circulé rek ay maki compal ñëpp di wax compal et man je vais au-delà de compal parce que compal bi c'est récent. message bi ngeen ko dégluwaat ngeen dem dégluwaat message bi ngeen xam ni sénégalais yéen ñu ngi leen di nax chaque jour suba ngoon guddi bëccëg dañuy nax sëriñ bi dafa ne Macky dane ko comme gàmmu gi dama la daan jox dara mais léegi marabu opposant nga dama lay compal nit ñëpp yam ci compal bi mais li mu wax avant compal bi moo gën a garaaw
dafa ne Macky dafa ne ko comme gàmm gi dama la daan jox gars yi dañ dawal xel yi gàmm gi dama la daan jox donc ñoom ñëpp tant que ñu ngi woon en phase ak pouvoir bi dañ leen di jox suñu xaalis suñu monnaie lan ñuy jox lañ leen di jox ñoom ñu noppi gars yi loolu wax ji du compal bi c'est récent ça montre que ni ñoom ñëpp ñu ngi dund seen ñu ngi jël la majeure partie boobu ñu ngi jël suñu xaalisu nguur gi la Macky Sall di jël di leen ko jox ñoom ñëpp ñu noppi donc comprendre leen actuellement lan moo tax la majeure partie de sëriñ si ngeen yaakaar ñoom ñu wax ñu dund mën a wax parce que dañ leen di jox xaalis bi leen Macky di jox xaalisu askan bi la ñoom ñi nga xam ñoom ñoo fi représenté yonent bi sur terre ñoom ñoo fi représenté Omar Bun Khattab sur terre ñoom ñoo fi représenté Aliou représenté fi Aboubacar Saddiq représenté fi Ousmane représenté fi taabiriina yi ñooñu ñoom la nguur di jël di jox su xaalis bi nga xam da ko war a jox population bi da ko war a def ci population bi ñu jël def seen poche bu demee ba àndut ak nguur gi après ñu génn ne kërëb créé tension dem parce que am nañ benn réalité sociologique boo xam ni dañ leen di topp benn masse boo xam ne dañ leen di topp donc dañuy am influence gars il faut aller au-delà de ce compal bi du dara li mu njëkk a wax moo garaaw dañ leen di jox xaalis dañ leen di jox sunu xaalis ñun bien vrai que ni les répondeurs automatiques vont di ku nekk dina wax naan ay soxla wu mais loolu la wax quoi que vous puissiez dire quoi qu'on puisse dire dafa ne dama la daan jox donc ils acceptent xaalis bi leen nguur gi di jox ci loo xam ne ci sénégalais yi la war a dellu gars yi nañu xam li ñu bëgg nañu préparer xam li ñu bëgg réclamer suñuy carte oui réclamer audit bi fichier bi ñu audité ko parce que lii du audit mënoo audité loo xam ne pareegul mënoo audité loo xam ne ñu ko war a composé nekkuñu ci biir mais lépp dañ koy def parce que daf leen di arrangé Macky Sall actuellement li mu nekkee fii leen fi nekk di ñu sonal ay Rihanna dafa war a ñëw dafa war a investir 374 milliards ñëpp di yuuxu ki naan na ñëw bu mu ñëw mooy mais ana résultat yi Rihanna lan la bàyyi Sénégal lan la bàyyi Sénégal xaalis boobu bien vrai que pour éducation la mais ça concerne 65 pays y compris le Sénégal te la leen fa bàyyi il faut que ñu commencer di xool les réalités ñu bàyyi affaire émotion yi ñu bàyyi affaire yuuxu yi affaire non dañuy jël affaire yi di ko analyser une fois de plus man ñii duma leen blâme parce que ñoom ñu ngi ci seen réalité ñoom ñu ngi ci lu ñu bëgg mooy di ñu ñëw di ñu corrompre mooy di ñu ñëw di ñu nax mooy di ñu ñëw di jënd suñu sëriñ si pour ñu nopp pour ñoom ñu mën a conserver le pouvoir man ñun population bi lay blâme parce que lépp ñoo koy subir ñun la ñuy jox ndox mu bon bi ñun la ñuy jox ñun la ñuy toog di ñu xiifal ñun la ñuy toog di pompe di enseignants yi ñu wàññi seeni salaire ñun la ñuy toog di corrompre suñu justice ñun la ñuy toog di ñu def lu leen neex te ñun ñooy force bi quand on dit démocratie demos kratos le pouvoir au peuple loolu laa amoon lu may wax ci lii incha allah fii ak samedi dellu si ci benn live bu ñu war a def direct comme ça di leen invité Bakar Ndiaye ñu wax ci carte yi ñu wax ci am na benn mission commando bu ñuy préparé boo xam dina mën a permettre ñu jéem a fexe ba am œil de regard ci fichier boobu ak élection yi di ñëw parce que ñu ngi jëm ci élection yoo xam ni il faut que sénégalais yi ngeen wane yéen exactement lan ngeen bëgg il faut que ñu wane ñun exactement lan la ñu bëgg from there nag après lu mën a xew ci résultat ci élection yi rek après nit ñi ngeen mën a jël seen responsabilité ku nekk def li nga xamante ni si moom nga yaakaar donc c'était juste benn live benn short live xaw na gudd sax parce que da bëgg moon d'ailleurs mu demee nii mais comme temps yi damay xaw a gëj ci may xaw a am have time pour di mën a def genre affaire yu mel nii moo tax sa d'ailleurs live yi xawoon na ki ak lu ñuy préparé parce que ñu ngi préparé beneen façon format boo xam ni xalima lañ ciy liggéeyal di def ay chronique hebdomadaire yoo xam chaque jeudi dinañ ñëw def benn élément Petro-Tim yéen aussi vous membres de Petro-Tim yéen sympathisants yi yéen sénégalais yi ngeen xam da ngeen bëgg a exprimer wu di leen mën a jox possibilité ngeen wax ñu ci lan ngeen bëgg ñu wax jox ñu les grandes lignes ñu jàllale ko comme ça mu nekk benn kii hebdomadaire boo xam ne chaque jeudi Petro-Tim dina ko def jàllale ko xalima jàllale ko ci réseaux sociaux yi ñëpp mën a xam li xew
jaajëf kon gars yi ñu leen di wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah yàlla ñu yàlla defal jàmm doole ñu sutura te jéggal ñu buñ fi waxee lu ëpp ngeen xam ni nit la nit a matul buñ fi defee luñ fi wax tam lu jub rek ngeen xam ne ci yàlla la on essaie juste de contribuer à notre façon pour permettre aux gens une fois de plus de se conscientiser jaajëf